gën di jëfandikoo. xalaat nañu ne que suñu dindee loolu yëpp au moins prix bi dina continuer di nekk fu mu nekkoon mais président lu mu bëgg daal mooy ak nu mu munti demee prix yi bañ a yokku fu mu toll nii daal nañu maintenir prix yi à l'état. ci wàllam jëwriñ bi ñu dénk njënd ak njaay di xamle ne daañu wàcc ci terrain bi ngir fexe ba tënk yokkutey njëgu dund gi. arrêter un peu spéculation bi nga xamante ne xëy na noté nañ ko wala augmentation prix yi. ministère du commerce dina gën a nekk ci terrain bi. bu ñu doyloo kilifa yi ndogal li ñuy jël ci conseil national de la consommation bi dina tax ba Sénégal perte ay recettes yu ñu xayma ci $4.2 milliards ci sunuy koppar. njëkk yi ngir mu wàññeeku élage nguur gi dana ñàkk lu toll ci 47 milliards ci ay recettes loolee la ñu xamle. waaw du loolu mooy indi solution. parce que li sabab yokkute gi ci moom la jógee woon. donc annoncé ni perte na 47 milliards. c'est-à-dire dafa Birahim juñu ne ko sànq dafa mel ni benn groupe bu jàkkaarloo benn groupe ni maa ngi leen dimbali. te yëf yi war na passé foofu c'est-à-dire que askan bi dañu sonn dañu yokk bu ñu tegul fenn. ñu demandé pour ñu wàññi ko. économistes yi nee nañu mënut a wàññeeku ci at mi nañu ko accepté. mais quant à nguur gi dina perte 47 milliards pour dimbalee ko askan wi fan lay feeñ. fan lay feeñ et ci rencontre bi dañuy wax ni bu yokkoo à l'étranger mënuñoo fexe ba du yokk fii Sénégal loolu le ministre Abdoulaye Daouda Diallo wax bu yokkoo ci bitim réew fu ñu koy importer faaw mu yokk ci Sénégal mais li ñu koy laaj mooy lii ñi ni dafa yokk tey ci Sénégal lan lañ ciy importer bu weesoo ceeb ak diw lan suukar importé wuñ ko ciment importé wuñ ko. fer importé wuñu ko peinture fii lañ koy defaree béton fii lañ koy defaree pont fii lañ koy defaree mais lan la ñuy importer comme nee nañu suukar bi doy na sax foofu dañ ko jagleel kenn ndayele ko moom rek moo am sañ-sañu defar ko et dégg naa ñu ni ku doon wax naan commerçant yi bu leen tollee noonu nañu investir comme Mimra def comme moom nañu joxe autorisation xool kon ñu xam ne jamono dafa gën a dox Mimra du njàmb suukar doo nga lay defale suukar de li moo importé am nañu ko mën a importer ak ay unité de production yu ñu defaree suukar fii nii bi ko UNACOIS day demandé ak léegi depuis 2004 je me rappelle boobu maa ngi woon Lamp Fall FM la ñu commencé di demander loolu ba suñu joon yàlla tey mënuñu am autorisation pour installer fi ay unités yi defar ay suukar dara la ñu fi importé wul ci li ñuy kaas ñun dañoo exporter ciment dañoo exporter béton dañoo exporter phosphate dañoo exporter zircon dañuy exporter mango dañuy exporter suñu orange ji nii mais c'est-à-dire que nañu wax nit ñi dëgg mooy di benn économiste waxoon nañu wàññi train de vie de l'État. mon cher bu ko defee ñu séddoo ko askan wi jafe-jafe bi ñuy jànkuwanteel mais mënuñoo jël lépp yan ko askan bi tey lépp a cher. lépp la ñu yokk. donc ay 47 milliards ak yooyu loolu du wax ci. dañu woyofal dund gi te wax ci beneen càcc gi ñuy sàcc askan wi maam. ci wàllu facture yi surtout ci ndox. mais ma soxna kan wax na kenn wuyuwu ko askan yu làmbaay ñu ngi manifester kenn wuyuwu leen mënoo ñëw fekk aw askan di abonné wu ndox ci 7000 francs nga yóbbu ko 110 000 francs ñu toog di seetaan. mënul nekk mënoo fekk aw askan am seen compteur muy dox normal nga indi beneen compteur bu bees te ñi nga jot a installé ñi dendal bu ñu fayee 20 000 ba am compteur bu bees bi fay 50 ou 60 000 loolu jaaduwul càcc googu ci yooyu la ñuy woo état bi ñu taxaw ci protéger askan wi bu ministre bi taxawee na am na spéculation mais ngeen war a tiit spéculation bu amee kan moo ko war a régler. du gouvernement ñoom la. on a un problème. problème am na 47 milliards ci ay recettes moom la ñuy wax ne mooy jàmbat li gannaaw bu njëkk yi wàññeekoo. waaw xam nga recette Mambay dama koy répété. recette bu gouvernement mais kan moo ko moom. boo amee recette ci taxes yi ngay dem ci wàllu douane ci yeneen ak yeneen. c'est pour renflouer les caisses de l'État mais renflouer caisses de l'État c'est pour qui? Ce sont pour les populations. C'est pour les populations autant pour moi c'est-à-dire que tey nii bu fekkee ne da nga jël caisse bi ñu ne yokk nañu ko taxes yi yokk nañu ko ku ci nekk am na looy cotiser mais ci kan lay dellu ci askan wi lay dellu xam nga le plus important mooy il est vrai que am na ay jafe-jafe au plan mondial. muy loo xamee ni peut-être ay choc exogène la loo xam ne dafay jóge bitim réew laal si tamit suñuy réew mais gouvernement li tax ñu teg ko fa wóolu ko bàyyi ko foofu. lan moo ko waral mooy pour mu indi ay matuwaay ay jumtuwaay yoo xamee ni askan wi ay la yëwen bu méttee ci bitim réew métti feneen ñoom peut-être lu muy métti du doon liy xew ci yeneen réew yi dinañ am nu ñu leen di jàppale ba nga xam ne dina mën a wàññeeku. le plus important aujourd'hui xam nga mooy lan nee nañu 47 milliards. la ñuy perte même si c'est au nom des populations léegi askan wi man miy dem ci boutique bi
war naa mën a sentir ni kilo suukar ba ñu ma doon jaayee 1000 francs. 1000 francs wàññi delloo nañ ko ci 650 675. parce que loolu mooy seen objectif. la ma daan jëndee 1000 francs loo xamee ni ci diggante bi la yokk alors que mu ngi doon jar 300 400. ñu delloo siwaat ko. ñu sentir même bu fekkee ni. agul 1000 francs boobu. mais nañ ko delloo siwaat ko ba nga xamee ni kiy dugg ci boutique bi. dina dem ci marché bi. dina sentir ni nguur gi bi mu naan ni. am na lu ñu dagg ci man 47 milliards yooyu. maa ngi koy sentir ci jënd ak jaay bi nga xam ne maa ngi c'est ça le plus important. lu am solo jaajëf Birahim lu am solo nga wax nag jaajëf Birahim kon nag. wax midi incha allah midi ñu bàyyi la rendez-vous bi midi. àjjuma incha allah lu doon ni àjjuma ñu am Birahim Diagne Touré midi. parce que dama teel a enregistré lii di toute la vérité. mais c'est à suivre parce que koo xamee ni yaakaar naa liñ ko. bariwul ñu koy dégg de Manar Sall di directeur général bu. Petrosen Aval. kooku daanaka kenn du ko dégg ci rajo wala noo def ba am Manar Sall. kii lijjanti rek. mu tudd. Manar Sall El Hadj Manar Sall. Manar Sall kooku lim du ma ko gis sa interview. waaw ñun gis nañ ko. Birahim nag say lijjanti loolu moom il faut ñu seetaan ko toute la vérité. dimanche 13h incha allah. ayca le député du peuple. waaw maam. 13h. tey la naa la 13h tey damaa soj. nga ne. tey la naa la ko tey damaa soj. da nga sëxët nii rek da nga soj. Mantulaay kaay man bàyyi ma tey la 13h tey damaa soj. Mantulaay am na lu ko daw Cameroun googu. Cameroun moom amul yoon génn sa buntu kër sax dafa jafe naan ndox waaw moom de du ko gànt guerrier la liggéeykat la. ñu jàll ci tàggat yaram ak Pape Mante Mboup. bàkk ba ji Pape Mante Mboup daal di teew borom jam city ak Dugar Birahim da ngay sëgg jàll nga ba pare maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. da ngay tëj alhamdulilah baa lépp jàmm. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax. taf ñu jàll ci kanamu caméra bi. waaw gars yi dañu daal mooy Sen TV télé-réalité. waaw télé-réalité. ay ñu fas nekk door ay éliminatoire mondial Qatar 2022 zone Afrique Fédior nag mu ngay dalal xel yi ne Cheikhou Kouyaté aussi wàllu wér-gu-yaramam lépp dana jàppandi laata ñu jàkkaarloo Congo. waaw jàppale nag xam nga Cheikhou Kouyaté ci nag jongante ak Sénégal ak Togo dafa génn nag ba ñu footballé ba am 72e minute ci ab blessure Sénégal sax mu jon ci am ndam ñaax ci dara waaye nag waxtu wi kon mën nañ jàpp ne santeem nag moo ngi amélioré bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdourahmane Fédior moom mi nag moom moo nekk médecin équipe nationale waaye waxtu wi kenn rek moo des nag ci infirmerie bi muy Crépin Diatta ñu teewlu ay kàddoom ci micro fédération sénégalaise bu football. dañ ko génne parce que dafa xawoon sonn quand même dafa amoon ay crampes aussi ci ñaari tànk yi loolu moo taxoon sax bi match bi pare dañ ko mujjoon yóbbu hôtel rapidement alhamdulilah ci guddi tane woon na état tane woon na bu baax yaakaar nañ ñu fi yàq ñaari fan dina mën a reprendre entraînement yi. ñi si des amuñu benn problème sauf Crépin moo amoon gaañu ci club am na fukki fan defe naa ne si gaañu ci club am ci tànku ndeyjooram fi mu nekk defoon nañ ko rajo ci club am ñu ngi koy jël en charge ci suñu kiné yi ak yooyu ñu ngi koy jël en charge am nañ ci yaakaar pour que prochain match mun a jouer éventuellement. ngir nag lu jëm si sax yooyu la éliminatoire waxtu wi nag Sénégal moo nekk gum ci bopp groupe H bi ak ñetti poñ ndaxte démb Namibie ak Congo dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn but foofu ca Windhoek Sénégal nag kon ngir nag seen ñaareelu génn seen diggante ak Congo lay doon foofu ca Brazzaville jàppal ni sax gaynde Sénégal yi loolu nag bu juróom-ñaari fan jotee lay doon ci weeru septembre gi ñu nekk kon ni ki dimanche la ñu fas yéene nag jógee fii ci Dakar ngir wutali foofu ca Brazzaville démb nag Algérie moom ci première journée